man Balla Gaye numéro 2 maa ngi déglu Sénégal live forever sa kaw ca kanam ci lu baax yéen a fi ne. aja premier jour Madial ma fi nekk sax di compter wu ma muy 2 laa war a yóbbu 2 ak wala 4 nag daaw xam nga lu ñu yóbbuwoon 1 500 ak ñaari nag ren 2 bu ñu ko yóbbuwul ak 4 nag xoolal du ma màggali si kóor yi luñ fa yóbbuwul amu fa àll ba ñi ma mayoon daaw nag nañu waajal ren dañuy maye nag ñi mayoloon daaw nag nañu waaj seen nag kër gu ne naa fa dugg ku jàppal ci màggal gi tu as affaire ak man tu m'as déclaré la guerre màggal Touba moo nu ñor si kóor yi nii màggale foo moom borom daal ay léegi nag ñun am nañ benn commission de visionnage boo xam ne liggéey mooy saytu ba xam ndax ñooñu engagement yi ñu jël ñu ngi koy sàmmonte wala déet. et après on verra la suite. ndax gis ngeen voilà engagement yi ñu jël. alors li ma enchaîné ci leneen. wax mu di voilà l'alternative. parce que effectivement boo nee lii baaxul dem ci alternative boo nee lii baaxul di nga fa teg dara. mais bëgg naa ci un peu par rapport ak série boobu nga tudd léegi. waaw am na ay amendement yoo leen ci defoon que ni bëgg ngeen en tout cas loolu ñu gën ko xool am na tontu bu leen Sénégal def donte. couvrir li nga xamante ni loolu ngeen defoon seen requête yëpp bokk ci. ndax seen comité de visionnage gis na ci genn wàll lépp li nga xamante ni en tout cas Sénégal defoon na injonction yu mu defoon les différentes parties prenantes ñu ngi koy wàccoo ci jamono ji la. waaw ñun boo gisee bi ñuy déposé suñu plainte le 6 août ñu delluwaat fa une semaine plus tard. ma ànd fa ak kuréel gi yëpp parce que combat bi contrairement ak jàmmarloo bi ñu fi jàmmarloo Canal Horizon le 19 août 2000 te yàlla def jox ñi ci ndam ndax arrêté nañ ko fëgg leen 3 millions d'amende parce qu'ils ont refusé d'enlever les séquences érotiques et obscènes. Ils ont refusé également de pousser l'heure de diffusion dans le comment dirais-je dans la frange cryptée. parce que xam nga de 18h à 20h moom la ñuy tuddee les heures de diffusion en clair. abonné ou pas canal daf ko daan maye. seen caay-caay nag foofu lañ ko daan jaarale kon c'était fait exprès. bi ñu gisee ne ils ont refusé CNRA daal di dóor arrêté série bi alors de la même manière aussi wax naa fi kawteef bu Sen TV kooku du film du téléfilm du série dara télé-réalité la dañ ko inspiré de la télé-réalité française bi ñuy wax Ça va se savoir te daan daw RTL 9 voilà autant Ça va se savoir le scénario était connu d'avance parce que dañ si daan génn ay extrait ci Paris Match le Parisien libéré en fait dans la presse people père de famille éducateurs yi di ko lire daan ne lii day bu fi dawee dina baax dana yar xale yi ci domaine bi ak bii autant nag kawteef 90% du scénario relevait de l'improvisation et je parle sous le contrôle de Pafel moom mi yoroon microcentral il a été déçu ndax dafay toog en plein tournage jékki-jékki ci figurante yi sans que moom il soit au courant on l'a mis devant le fait accompli jékki-jékki ci figurante yi kenn yëkkati daggiw saaga ndey bu tooy xep saaga sa morom kooku fayu waaw yow nga toog say doom ak say jarbaat nga toog ci sa saag dégg actrice yu daggante saaga ndey kooku dëppoo nag suñu valeur foofu tam yàlla may ñu ci ndam on l'a arrêté ba ci dégg nga le business du sexe déjà tur yi rek àtte na boppam bu wal fajiri foofu tam c'est la même logique CNRA jox ñu dëgg te CNRA joxuñu dëgg pour faire plaisir à Jamra ñun duñu plainte rek yem si dañuy plainte jël ay extrait vidéo toftal ci parce que suñu borom moo santaani loolu wama shahidna ila bima alibna ne témoignez que de ceux dont vous êtes sûr de science certaine alors bu paree nag ñu gis ne li ñu wax yëpp am na ils ont donné injonction à Walfadjri qui a refusé de les appliquer gars yi ne ko nag kon épisode bu fi dawati rek on applique les textes c'est-à-dire la sanction financière mu dawal épisode alors CNRA dal di infliger ko 5 millions d'amende mu ne je ne paye pas CNRA dal di woo les techniciens de la RTP ak seen matériel pour couper le signal waaye immédiatement ils se sont exécutés xam nga 5 millions yooyu xajoon na feneen voilà donc c'est cette logique là qui a continué ba infidèle ba ci maîtresse d'un homme marié kon amul acharnement contre qui que ce soit ça fait 20 ans bañ ko tàmbali de 19 août 2000 il y a 20 ans kon cuuci yi di cëppi-cëppi yi waru maîtresse d'un
marié ay bébé la ñu woon wala boo xëy na ñu doon doog a dal école voilà kon de la même manière bi CNRA joxe actem ci infidèle ñun la jox dëgg waaye nañ ko acte bi dafa tubaabe dëppoo suñu réalité xam nga saa la lan la gars yi wax ci acte bi dañ ne bon léegi bon comme que yéen a tooñ léegi boo leen di jàllale ci benn épisode bu leen ko jàllale lu yées 22h30 deuxièmement na ngeen def benn pictogramme de bas d'écran moins de 16 ans loolu la atte ma ne ko monsieur le président du CNRA ñu ngi lay gërëm daal si sa kii waaye lii ba pare mi ngi daw ci YouTube bi ak Sénégal la ñu nekk en plus ma ne ko lii xëy na ci yeneen contexte socioculturel am na fa njëriñ mais fii Sénégal amu fi njëriñ Mansour muy jërëjëf mademoiselle di wax ni ñun les 4 mousquetaires. yaakaar waaw ñun ñi nga xam ni dañuy ñaan rek Ousmane Sonko gudd fan. amiin parce que gudd fanam dëgg-dëgg mooy sunu njariñ. kon muy man. ak Gaston Mbengue. ak Mame Gor Diazaka. ak Aïssatou Diop Fall. ñun ñooy les 4 mousquetaires. D'Artagnan, Aramis, Porthos, Athos. d'accord ñoom la. Aïssatou mooy Porthos. mi ngi ci lépp parce que moo ñu ëpp. mi ngi ci lépp mooy Porthos. mi ngi ci lépp di wax ni. Sonko. wax dëgg fa yàlla nekkam. bu ma nee neexuma wala lu ma neex. parce que bu doon Sonko luy sama sujet. dara man daanaka amatuma ko ma plaider. surtout guddi yi moom guddi yi dara doxul. amoo dara pour nga mën a wax nit ñi dégg la. Sonko rek nga mën a waxal. te boo waxee Sonko Macky Sall wax ak yow. te yow loolu nga si bëgg. lu ma ci bëgg leneen Sonko am xëy la di. kon yow ci moom ngay xëy di goon. maa ne da ngeen koo ñamul. yow tey boo saaga woon Sonko. waaw day juwoo la. yéen di ku ci bëgg a tabax kër. na daggal. ku saaga rek ñu woo la. waaw loolu mooy li am di. yow bu ngeen di seet bi doonee Birima Ndiaye bu TFM. lu muy dawal. day liggéey déet oto yi muy dawal. day liggéey di voyage dem Europe di dikk am kër gu rafet lu ko waral. liggéeyam Sonko mi saaga rek wax ju jaaw Sonko mooy liggéeyam di loolu mooy liggéeyam di. ku ko def tekki. réew mi. ku saaga Sonko tekki. mais loolu mais maître déglu ma loolu réew mi daal leen la. saaga Sonko tekki. mais yow jàpp nga ni loolu yoon moo la. tax man ñii di war di liggéey. di dal dagee ka ngar-ngar yi. ma di jaru ko yoon wi yomb na saaga leen. ñu ne ko déedéet xaaral nag bi loolu amee nag mu takkalu ay gaalam defarlu ay bagaasam bi borom Daaru di agsi fekk na mu julli ci jàkk ji ba génn waaye moom xam na fi mu jëm li tax li nga doon laaj léegi lu tax tiitul bi mu jullee gee la 9 boobu ba noppi dafa toog ci penc yi booba fere yi bari nañ penc maa ngi fees dell mais mu di leen delloo si di wax jàmbaar yi fi jaaroon kenn ku ne taxawaay bi nga amoon li la diine jaraloon ba muy jeexal nag dafa wax ne sama borom nag dafay indi yan bopp ku mas na jakk yan bi rombul say wóom maanaam ku ko mas a jaju yëkkati ko rombul say wóom yan boobu nag damaa engagé man danaa ne ko dënkul ba ñëpp di ko seen loolu la wax fatu moo tax bi mu jullee fajar ba noppi nag tasanteeg borom daaru ñëw fekk defar nañ gaal yi bu ci nekk benn nopp la yam parce que moo koy gàddul boppam diiraa mu nekk ci géej gi benn tubaab du ko ngàbbul gaal booba ba muy waaj noonu ak waxtam booba na maam Cheikh Ibra Fall ok moom Cheikh Ibra ndax xam nga dafa am ñaari étape mooy 1882 wala 81 bi yoon wi mu sosoo ñi jëkk a jaayante bi ñu ñëwee Daaru Salaam ñi am nañu ngërëm waaye bi ñu ñëwee nag 90 91 tasanteeg sëñ Baara gane jamono dafa wàcc ñu jëkk ñooñu bi muy dem Mbàkke Bari nag dafa am kon comme uur bu njëkk bi wàcc na dafa am ñu toll ci tërbiyewu toll ci jàng xane ba muy dem yóbbaale na ko mel ni Maam Thierno yóbbaale na ko mel ni sëñ Dame Abdourahmane Lo bàyyi sëñ Mbàkke Buso nag mu toog Touba pour ku war a agsi jaar si ci moom dëgg la léegi nag ba mu nekkee foofu ca programme boobu ak yeneen mag ña fa nekkoon li ma la wax Mbàkke Bari boobu booloo mi bari na ba bu ñuy séddale reer dañuy tàmbali ba bay julli fajar kon xam nga nit ñi bari woon nañ ndax reer bu ñuy séddale bay julli fajar loolu da nga ciy déggee ne sëñ bi mbooloo
Rabi'a safar moom ba mu jotee ndigal li rek ñeenti fan yi la wax jëlle bi ñu sutante mu takk kaala yi ba ci dënn bi laxas kaala gi ba xar kanam bi bët yi rek ay génn bu gëmmee nga jàpp lépp karaw la bu xoolee nga jàpp ne lépp ay gët la ngir yàkkamti nag ak dëgër gi ak dogu gi tubaab bi it mi ngi jógee Louga pour jëm si Mbàkke Bari jeewal day campement sëñ bi it génn na gaaw bi moom it ci fajar gi bi mu jullee ba noppi war nag awnullahi jaar yoonu melax wuti nag Louga looloo tax biñ demee loolu daf ko bind dafa wax ne xarajtu yawma sabti saamina achar li xidmatil muxtaari fii chahri safar génn naa gaaw fukki fan ak juróom-ñett ngir liggéeyal yonente bi salaahu salaam mag ñi mu ko nettali it loolu lañ bind ndax ba demee ko mel ni Cheikh Ibrahima Diop al-Mashari dafa wax ne ko xarajta min jolofin lillahi fi safarin akrim bihi safaran qad xaaza kulla yad xarajta fi sabti fi chahri rabihu duha bi jayshasin wali jeewal jita lay sa rëdi nga xam ne yoor diggante 10 heures jàpp 11 heures la agsi jeewal di yoor bu dëgër bi muy agsi nag te sant naag tubaab bi agsi loolu moo andi sëñ bi nekk ci kaw xur wi ci kaw nga xam ne mi ngi ci kaw montagne mi tubaab bi nekk ca montagne mais ñu face à face ñoom ñaar nag sëñ bi jëkk a tabbi ci xur wi bi mu tabbee rek dafa sànni ab deram kabar tubaab bi cerclé ko jàpp ne moom xur wi mu tabbi kabar julli dafa joxe ay loxoom ne maa ngi nii ñoom it ñu cerclé na ah nag Leclerc taxaw na nañ xaar ba xam muy julli di sëlmal di julli di sëlmal di julli di sëlmal ba mujj nag Leclerc mi waaxu ñëw wut si ko pour xamal ko ne ko ndigal li mooy waroo toog fenn waroo yenn fenn sëñ bi it xamal ko ne ko man ndigal li ma jot mooy fanaan fii mais loo xam ne ëpp na 250 SPI jot ordre Leclerc jiite leen ñu tiim la ci biiru xur na la da ngay dem nga ne daay fanaan bi tey loolu doy na waar loolu doy na waar Ama Ndiaye loolu doy na waar mu ne damay fanaan kay foofee la fanaan ca jeewal tubaab bi toog di ko xaar tubaab bi toog dernier moment ñoom egg nañ ci di ko fetal loolu moo andi woon seen problème ak moom jeewal ndax nag gannaaw nungu la dem ñoom xamuñu yàlla ñu ne alors nañ jot nañ ordre nañ tiré ci moom parce que léegi nag gannaaw ñoom seen kilifa leen yónni sëñ bi mi ngi ci toolu yonent bi ku bëgg a jëm ci moom faaw yonent bi yónni gaayam waaw ndax Muhammadul mun ji dawaa man xadimahu sëñ Tuubaa nee na yonent bi mooy muccal ki koy liggéeyal faaw moo tax ba ñuy tiire seen balee nag dafa mel ni ak dënnoo daanu ci seen kaw te loolu defe naa boo gëstoo da nga fekk ñoom ñu waxal seen bopp ne li leen dal xamuñu lu mu doon dañoo tëdd rek di pat-pati di tuur ndox di nelaw ba fajar te foofu sëñ bi wax na ne law laa xawfu bañ a dunya bil axirati la qaataluhum ahlu badrin ajana bu ma bëgguloon jënde adduna àlaxira wala taggu adduna wi kon ahlu badrin dañ leen di faagaagal moo tax sëñ Musaa Ka wax ne ma soon naa fanaan jeewal ba muy dem ca jëy sachin ñu won ko fa mbooleem lay xaloo xew ba dem Touba ne mënoon naa wàññi koo fa waaye kon du am mayem yi mu am booleeg jaloore Serigne Touba loolu daal lenn la ci li sëñ bi préparé ba ñëw daje man Soumboulou maa ngi seetaan Sénégal live waxtaan bi foofu la Sénégal live yéen nag mbaa kar ngeen ko mbaa yéen it yéen a ngi koy kar mbaa yëg ngeen ni waxtaan bi foofu la Sénégal live kon léegi lay doon Sénégal live kon léegi lay doon